yoo xam ne dañuy nekk ci kër gi mu mel ni kon bés la boo xam ne daanaka seen bés la dëgg la bésu askan wi la waaye tamit bés bi bésu liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Walfadjri la ndax kenn ku ne ci ñoom am na loo xam ne nii jël ko dund rek ci nga xam ne mooy El Hadji Sidy Lamine Niass loolu rek la ma dijë yu doon wax ci moom dafa ne Sidy Lamine Niass waxtu wooy jëflante moom da nga yaakaar ne yow kese lay jëflanteel dëgg la alors que la muy jëflanteeg yow moom lay jëflanteeg keneen parce que kenn ku nekk si ñun am na foo xam ne jot nga faa jaar ak El Hadji Sidy Lamine Niass loo xam ne peut-être boo ko waxee da nga yaakaar ne yow rek la gën a bëgg alors que na ma la considéré noonu la considéré ñeneen ñi si def kon loolu dafay wane ne degré bi nga xam ne ni amoon na ko ngi doon benn patron de presse te initiateur la woon da doon boole parce que loolu dafa doon am solo la parce que kenn ku ne boo xoolee ci wàllu wax man maa ngi fàttaliku jour bi nga xam ne ni ci lay njëkk a ñëw Walfadjri Mouhamadou Bité ak Ndeye Adjaratou Ndeye Astou Gueye di ma introduire ci moom ba ñu dawalee presque 1 mois 2 mois ci biir réunion wax dëgg yàlla ci la yëkkati ay kàddu rafetlu ponctualité bi nga xam ne ni doon naa ko nemmeeku ci brève 6 heures du matin yi te ba mu koy wax sax man daa fekkoon ne sax presque maa ngi nekkoon ci leneen waaye wax ji mu ko waxee ak na mu ko waxee ak attention bu ma ko def loolu dafa doon loo xam ni dafa am lu mu sori dafa sori loolu ci man mënoon na ko nag bañ a wax parce que loolu man jàpp ma ko muy dara mais le fait que kooku di nemmeeku ne à partir de 6 heures 0 minutes rek yow nga commencé def say brève rek nekkati loolu am na fu mu ko àgg alors que man jàpp ma ko woon sax loo xam lu am solo la ci ngay xam ne kii nit la koo xam ne ci xew ci rajo bi mu ngi koy xam dëgg la benn jour maa ngi koy wax am na ku ma ko doon wax ci kër gi dama leen ne Sidy Lamine Niass këram gi lépp lu fi xew wala yaakaar ne xamu ko da ngeen nax seen bopp kenn ku fi nekk ci yéen bu fekkee ne yaa ngi dugg ci kër gi même bu fekkee sax yére bu xonk nga xam bu la deexee mu ne la woon ne la wax ne yére bu xonk nga sol du question sax nit moo ko koy wax waaye dafa nekk nit koo xam ne nii daanaka dafa joxoon benn attention ci këram gi na nga xam ne noonu la doon doxee kon loolu dafa doon loo xam ne nii lu am solo la Moustapha d'accord leneen tamit loo xam ne nii mën nañ ko say jàpp rek ndeysaan ci attention bi nga xam ne doon na ko jox li nga xam ne nii moom moo di Walfadjri keroog woote gi nga xam ne moom la mujjee woote ci ay éléments yoo xam ne war nañoo dañ ndeysaan daf ma ko dem koy fàttaliku parce que ci jour altine bi la woo Ousmane Sène ne ko ci journal bi gis naa ci ñaari éléments yoo xam ne ni damaa bëgg ngeen dindi Ousmane Sène yàlla def wax dëgg yàlla mu nekk mu tawat ñu ñaar yàlla yëkkati ko jàmm amiin amiin woo ñu téléphone nañu jàppal leen ma ci ñaari éléments yooyu la kon ci ñaari éléments yooyu lay ndekete day aussi Sidy Lamine Niass bi mujjee wax ne nañu génn éléments yooyu maa ngi tooñ Najib sax ne ko sa bos ci la bokk waaw basam ci la bokk ak bu Maxtaar ak bu Maxtaar xanaa leen yéen ñaar la Sidy mujj censuré ci kaw suuf waaw basam ak bu Maxtaar la woon xam nga ndeysaan dafa doon loo xam ne nii kenn mënu koo fay quoi ndeysaan c'est-à-dire que dafa jafe wax dëgg yàlla ci un patron de presse c'est extraordinaire mu lay déglu di xam li ngay def bu fekkente ne def nga njumte au lieu mu wax la ko mais du la ko wax dafay jaar ci Moustapha Diop wala mu jaar ci Ousmane Sène ne kay waxal Seydina lii wala waxal Seydina lii kon bu ko neexoon sax mën na ko def directement waaye dafa xam ne ay kenn ku ci ne dafa am ñu responsabilisé kon du joxe bopp du rat ci làmmiñ donc loolu rek dafa doon loo xam ne wax dëgg yàlla am solo la maa ngi ki nga xam ne ni moom mooy Issa Tine ak Makhtar léegi Seydina damay ñëwaat ci yéen léegi da ngay may rek ma ànd ak suñu benn mbokk boo xam ne moom it dafa nekkoon ci kër gi xam Sidy Lamine bàyyi yitteem ngir jaale si tey jii wax tamit lu baax lu mu xam ci moom damay wax ne Sénégal gépp dañoo far mu nekk seen nijaay ndaxte Lamine Samba moo ko daan wax sama nijaay ba ñëpp di ko wax sama nijaay sëñ bi Aziz maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Moustapha. di la massawu Sénégalais yi. di nuyu ñu ñuy déglu. di leen jaal. di ñaan yàlla suufu lew na sedd ci kaw. amiin di ñaan tamit yàlla yërëm ko te gërëm ay jëfam. Moustapha ñëw naa fi démb ci kaw sama diggante ak oustaz Assane Diouf ak ñeneen ñi ma fi fekkuma la fi. dëgg la doon jaale si Sidy Lamine. ku nekk day wax fi mu jaar. man Moustapha maa ngi nekkoon ministère du commerce. fonctionnaire. bu am benn Bécaye Mbaye ñu am benn structure bu nga xam ni affaire làmb ay mag ñoo ko nekkoon. moo tax tey jii Ibra Diop. xaw ma fu mu nekk. mais koo xam ni la daf daan intervenir ci rajo bi ba Sidy xamee ko. ñu bëggoon koo xam ni jàng na tuuti tubaab di dem ci réunion yi di leen defal compte rendu. benn bis bi Bécaye di dem Bécaye demee ñu ni il faut mu wut kenn. Noël Ndoye. Babacar Noël kon ci Walf Quotidien fii maag moom ñoo nekkoon Kaolack. xamante nañu bu yàgg bi ma fay servir. mu ne ko man daal gis naa koo xam ni. bu ñu ko jëlee dina mën a liggéey bi.
mu ne ko kan la mu ne ko ku ñu wax Abdou Aziz Mbaye mu ne ko mais ça me dit rien du tout. Babacar Noël ñëw sama bureau. maa ngi nekkoon du 15 angle 8. foofu la service régional commerce nekkoon. mu ñëw fa seet si ma ne ma Sidi def la soxla ma ne ko Sidi. mais moom mi ngi maa ngi audiovisuel man maa ngi commerce. lan la may doyee mun ma noo dem bëgg ñu ma ne ko non vraiment non bu dee parce que xaw ma lan la may doyee wax na la lan la may doy mu ni daal nee na nga ñëw. bon ma ne naa dem ma ñëw nuyu mais xam nga li lay gën a frappé ci moom. mooy gis nga je parle sous ton contrôle. gis nga dafa am ay outils. de communication yi nga xam ne. bu ko nit ki di utiliser day permettre ki muy waxal. mu nekk à l'aise. dëgg la te outil boobu le cousinage à plaisanterie daf ci bokk. waaw fu mu daal gisee ko sant Mbaye moom. ma ñëw mu ne ma mais ceeb amu fi. ma ne ko non man dama woor. mu ñëw ñu waxtaan mu ni ma. mos naa la dégg ñaari yoon nga intervenir ci rajo bi. mais dama bëggoon nga ñëw liggéey ak man. ma ne ko mais man fonctionnaire laa. bu ma mën a liggéey à temps plein. mu ne ma dama bëgg rek samedi ak dimanche. nga ñëw ma ne ko ah bon dans tous les cas dinaa seet mais il faut ma tàggoo parce que dama am kilifa. mu ne ma lan mooy sa condition ma ne ko mais yow lan mooy sa condition. mun ma sama rajo. kenn du ci leble kenn du ci fay bor. ma ne ko ku lebul nag. mun ma ku ma lebul nag mën naa liggéey ak moom ma ne ko man lebu ma. ñu ñëw di liggéey. mais nit ku am parole la Moustapha. gis nga nit. mag ñi nee nañu. bu fekkee ni moom kàddoom. bu fi jógee kàddu gi mën na toxu. mais bu ko kàddoom moomee dee moo koy dindi. dëgg la moom kàddoom moo ko moom. dëgg la. bi mu ñëwee di liggéey 2 fois 3 fois mu indi Lamine Samba. ma ànd ak moom di liggéey. benn bis may ñëw mun ma mais mbayeen bi soxla naa la. ma ñëw mu ni ma man daal dama gis làmb ji jox ma ko beneen kii ma bëggoon daal vraiment di la féliciter naa nga mag na ma ne ko mais yow mi jox nit ñi outil bu ñuy liggéey. te waxoo leen nu ñuy def ak lu ngeen di def lu dul bàyyi leen ak seen bopp yow la félicitation yi war a am. mu ni ma mais lan nga xalaataat ma ne ko mais je pense que bu ñu doon def. bu koor jotee. ñu def génn guddi ajjuma. woo woykat yi kër yi diine yi mun ma may kooku nan ko essayé. ndeysaan. ñu essayé ko. beneen bi ci des ma ne ko dama bëggoon ñuy def la ko bëggoon culture la. mu ne ma mais nu ñuy def ba woo am nitu woykat yeeg yooyu ñu jëlee ñu sélectionné leen. ma def ci benn émission ma def ci en direct ak Khady Diouf. Khady Diouf mooy ki daan woy ensemble lyrique traditionnel. Khady Diouf nekk ci antenne bi en direct. parce que dafa feebaru mënu ñëw. mais mun ma buñ ma woowee ma ñëw ma jël. muy woy ndey waa Sanaam. fii di jógee Kaolack di ñëw. woo ma. wala téléphone. li ma daal Abdou Aziz tey plongé nga ma ci loo xam ne dafa rëy ci man. tu sais xoolal kooku. ci beneen affaire beneen bi ci des. musuma wax lu nu seq maak moom te respecté wu ko. déedéet. dafa 2 mois bu sama contrat di jeex. bu desee 2 mois dina ko renouveler teg. bu ma woowee rek damay ñëw pour signer. ba bi may dem. ma demandé ni dama ko bëgg a rencontrer. préparer sama lettre ñëw seet si ko. moom mu foog ni damay ñëw. pour renouveler. ma ñëw waxtaan ak moom. fekk na ma dem defi jàngi communication. jigéen ñi ko nag. dem naa le temps ma doon liggéey dama doon jàngi. formé sama bopp. ci wàllu mun ma loolu de baax na kooku di daa am un plus. ma ne ko mais dafa am fu may dem. mun ma bon ma ne ko waaw. mun ma mais boo mënoon def production extérieure. boo ma ko indilee ma jël ko. il tenait à la collaboration. ma dem Lamine Samba ngi may dégg. ma ñëw taseeg Lamine mu ne mais nijaay. si def ma woo ne ma ndax yow da ngaa tooñ Abdou Aziz. parce que xam nga nit la ku nga xam ni ci couloir yi la ñuy dajee. mais ci loolu la ñuy def mais mu bëgg la wax ni nit. bu bëggee am cër ci sa askan. li sa askan moom ci yow da nga ko koy delloo. maa ngi dégg seen relation ci passerelle yi. ci njàngam. mais jarul yéenewul ci ku jox boppam nit ñi. wallaay yéemewul. nee nañu boo joxee sa bopp nit ñi. nit ñi jël seen bopp ñoom ñëpp la ko jox. dëgg la loolu moo am. suufu leew na yàlla na sedd ci kaw. amiin amiin jërëjëf ñu fi bàyyi mais defe naa ni yéen tamit. kuy wax leen suivre ci Walfadjri. war na leen a wax ni tey jii ngeen war a ngembuwaat. défi bi de tey la commencé. parce que lim leen bàyyil. outil bi mu leen bàyyil. mais bi mu leen bàyyil ba pare mais ligne bi mu leen teg. nit ñaa ngi xool. te tafaakaay ma xamal la. nit ñëpp ñu ngi leen di ñi ñëpp àddina. tribunal la ñi ñëpp jugé nañ leen.
bu bëggee dégg sa sentence. defal leneen loo warul def. loo warul def. foofu rek laay ñu ngi lay gërëm Baye. merci beaucoup bu baax a baax yàlla na la yàlla bindal yiw. amiin jërë nga jëf te bàyyi la fi ba ci kanam ak kanam ndax am nga fi njëriñ lool. Penda Diallo Guèye. mi ngi lay dégg xam mi ngi ci yoonu kaw la mi ngi lay dégg. ñooñu nga xam ni am na ñu bari xam naa fii presque ñëpp laa xam. dëgg la donc te fu ma taseeg man ba nëgë ni bi may génn dañ may envoyé ay notes. ay même ñi fi nekkatun fi bu ma dajeeg ñoom. loolu nag cër boobu boo ko amee ci bërëb bu fa dala amee rek. war ngaa ñëw jërëjëf. jërëjëf Mbaye rafet na trop jërëjëf yal na yàlla bindal yiw yow tamit ni ma ko waxee sànq te bàyyi la fii ba ci kanam ndax am ngeen fi njëriñ lool Mbaye. alors su ko defee su fekkee mën nañoo delluwaat ci ñoom Issa Tine ndaxte ñu ngi may wax a sànq ne ma kon Najib Dougar moo gën a jege Ndiass. waaw moo gën jege Dougar c'est juste après avant un peu croisement dem yéen. d'accord parce que daf ne moom ñu ngi Dougar Ndiass alors yaa ngi ñu ngi wax ba léegi anecdote yi ñuy raconté ci Sidi Lamine sama xel yóbbu ma ci lu Samy Sopin doon wax gis naa ko bërki démb mu Samy Sopin mooy papa Souleymane Jules Diop nekkoon fii ci Walfadjri nga xam ne xaritu Sidi la woon boo xam ne di liggéey ak moom waaye tamit yaboon Sidi trop daf ñu doon wax ne bu leen Sidi woowee réunion jeudi ak lundi bu leen dem ma ne ko lu tax mu ne ma parce que jeudi ak lundi Sidi da koy woor te bu wooree yéen lay dàqi. waaw effectivement Moussa Ba. waaw Sidi ñooy sonn. parce que Sidi ku bëggal nit ñi la ko. mosul lekk jeudi ak non du lekk ko daan woor bés bu ne. day woor en plus Sidi bu ñëwee tellement qu'il nous aimait. du ñu bëgg a teel a libéré. est-ce que yaa ngi dëgg. on l'a sant ñu bu ñëwee dañuy toog déglu. et il est intéressant parce que Sidi. waxtaanu Sidi moo intéressant man mii maa ngi koy nettali sànq ci suba ñoom Penda ma ne leen dama daan toog rajo war a def 16-18 moo tax sax li tax du may ñëw ci 16 lu bari loolu la parce que da ngay toog boo ñëwee Walf booru 15h30 commencé réunion ñëw toog ci studio bi di xaar rappeur yooyu pare nga commencé Sidi woo la ne la foo nekk nga ne ko maa ngi Walf looy def 16-18 ñaata minutes moo leen tàqaleeg 16h nga ne ko non 5 minutes mu ne la ñëwal ma gis la 2 minutes soo demee bureau yaakaar ne ci waxu Walfadjri lay wax ak yooyu nga toog mu commencé la waxtaanu politique waxtaanu philosophie waxtaanu religion ba boo def naag ba nga fay génn 17h jot. voilà donc kooku moo doon Sidi Lamine. man c'est que des gëstu parce que la fois dernière ma ñëwee bureau livre anglais laa fekk. livre volumineux mu koy lire. ma ne ko mais Sidi looy jàngee anglais ni mu ne ma Najib man damay gëstu fépp laaj laal. ma ne ko waaw tu vois et puis Sidi man ce qui m'a plus frappé ci Moustapha bu ñëwoon fii. dëgg ma woon wolof. waaw. parce que man CM2 la terminal laa commencé la wolof ma ngi université. boobu mag nga. waaw mag naa presque bon suma wolof c'était vraiment pas bien. mais bu ma ñëwee commencé journal bi. ay gars yi ñu ne Sidi boy bi warul def olof. ndax déggu. war dégg olof. Sidi daf ma oo ma ñëw. mu ne ma sa olof bi. ñi wax ni déggoo olof. si réunion ni ñu ko waxee. mais ñoom dañuy sonal seen bopp. parce que olof bi am nañu ko bëgg. waay te Sénégal dafa pluriel. am nañu Casamance ñu dégg sa olof bi. mu ne ma ne tant que maa ngi fii da ngay lakk sa olof. tu vas parler wolof. loolu moo extraordinaire loolu c'est extraordinaire. loolu moo extraordinaire ci Sidi Lamine c'est-à-dire que yow da ngay ñëw ak sa ay lacunes. xam nga bari na entreprise yoo xam ne su fa nit nekk ak ay lacunes bu deful ndànk du fa yàgg. mais yow da ngay ñëw ak ay lacunes soo ñëwee mu sublimer la sublimer mooy da ngay ñëw mu wan la na sa qualité yi. moo ëpp sa lacunes yi soo xeexee lacunes yi rek qualité yi dinañ jël le meilleur su ko defee nga ne ci loolu bari na fi ñoo xam ne ay émissions yu ñuy def fii ci kër gi bi ñu koy tàmbalee ñu bari dañoo wax naan émission bi day dee ndaxte kooku mënu ko mais soo gisee mu koy def di ko def ba finalement da nga naan mais kii bis bu fi jógee koy defati ndax dafa mel ni moom rek ko man benn waaye nee na moom li ko gën a jaaxal mooy dafay yàgg a topp Walfadjri yàgg a wax ne bu fi Sidi Lamine defatul diine ak jamono day dee nee na mu jékki-jékki gis Ousmane Sène di ko def mel na Ousmane Sène moo ko dàq Sidi Lamine Fall ma ne ko loolu c'est Sidi moom mooy sublimer ay liggéeykatam noonu ñu dem kon seeti Abdoulaye Bopp mi ngi ci ligne bi Abdoulaye ñu ngi lay nuyu. jërëjëf kilifa gi ñu ngi lay fay. alhamdulilah actuellement ñu ngi dugg si daanaka ci de Sindia la daanaka de. Sindia daanaka ñu ngi tolloog Sindia. Sindia waaw Issa Tine nee na ma Sindia ngeen ne. waaw foofu la ñu toll actuellement nag yëpp yi ba léegi la woon ko woon. ñu ngi koy gunge waaye nag ci ñàkk tax. ndax bu ñu sañoon tabaarkalla du demee nii tey. waaye mu ngi ko ñàkk dund ak dem ñoo ànd. dëgg la. ba tax na ci auto personnel bi léegi rek am na ci ma dendal.
damay doxal ci biir oto bi jokkoo ko El Hadj Sanjoogu Mbène. Sanjoogu ñu ngi lay nuyu sa yaa ngi en direct ci Walfadjri ak Moustapha Diop ñu ngi lay jàll ku ñu bokk Sanjoogu. asalaamaaleykum. allo. saa maa ngi lay dégg bu baax. waaw Moustapha ñu ngi lay nuyu. xam naa ne am nga tiis trop tey parce que kii wax na ma defe naa ne Awa Diop Ndiaye moom ko wax barki démb ne ma Sanjoogu li ko dal moo gën a metti ndaxte moom douleur intérieure lay dund ñun ci sax yenn saa yi nga gis ñu jooy wàcc douleur bi wàcc mais yow boobu ba léegi da nga toog rek ne ñogg fi nga ne ñogg waaye du tee ñu wax loola nag lan nga ñu mën a wax ci sa mbokk moomu sa xarit boobu di Sidi Lamine Niass. jërëjëf Tafa. vraiment wax ci lii bi dina xaw a dina difficile quoi du yomb parce que man damay wax ni yàlla dafa dogal fii di bokk ci li nga xamante ni bii ñoo gëm li ma am te bon man duñ koy gëm ak suñ ko tegoon bokk na ci loo xamante ni bi man yaakaaruma woon sax ne loolu ñu ngi ci man donc am na day yoo xamante ni bi pour wax ko day xaw a doy waat mais en tout cas pour te dire que ni Lamine nekk na nit koo xamante ni man te wax dëgg fa yàlla ci li ma dëkk ak moom nekk na loo xamante ni mënu ma ko fay waaw mënu ma ko fay parce que mu tax su ma la waxee ne la yàlla dogal na toll naa woon benn période boo xamante ni bii day bët am problème yu grave bi ma demee ñu xool ma ñu wax ma ne ma li la war a fay opération bi ñu la war a defal mi ngi nekk 1,275,000. ma ne bon ma ñëw ci IPM bi ñu ne ma bon léegi il faut que président directeur général bindal la benn lettre de garant boo xamante ni. moom la lay bindal bu ko defee pour ñu mën ko kii quoi pour après doo am problème la jaakaar. dañ la mën a kii. boobu ci lay mi ngi nekkoon Mauritanie. mi ngi ko moment boobu. ma woo ko téléphone. ma woo ko ne ko président ma woo ko ne ko président. expliqué ko cas bi. dama ko rek pour man boobu dama ko waxoon pour mu bindal ma lettre. bindal la kayit bi waaw. bi ma ko waxee. mu ne ma incha allah vous savez. dinañ ko jël lépp en charge. waaw. di caagi ni bi ma waxee loolu. man dafa bari trop parce que daf ma taxaw foofu parce que. ñaari yoon am naa ko problème bët yooyu benn bi sama papa moo ci taxaw. waaw. boobu laa gënoon a nekk xale. deuxième fois bi ci Lamine moo ma taxawaayu baay boobu. dëgg la. moo ma taxaw foofu sama papa taxaw woon. foofu la ma taxaw. donc loolu nekk loo xamante ni wax dëgg fa yàlla. nekk na lu rëy lool ci man. loolu di benn bi nga xamante ni bi peut-être musuma ko partagé ak Sénégalais yi musuma ko. wallaay expliqué comme. man mii tey laa ma sa dégg nga wax ko. mais loolu parce que beneen bi njëkk. mooy je pense que bi may yóbbu Màkka boobu dafa guma woon ci Walfadjri sax lu bari daf ma fa ayat yu bari. su ma ñëwee Ablaye Lam ne ma ren de yow lañ tànn pour nga dem bokk nga ci ñu tànn pour mu dem Màkka ma ne affaire boobu jógee ma kaw quoi jógee ma kaw trop. ma ñëw di ko remercier parce que man bi may dugg Walfadjri ma ne ko sëñ Lamine. sama papa taalibe maam Xalifa la woon Xalifa ñëw. ndeysaan. sama papa Tijaan la. man murid laa. te sama papa Tijaan la. waaw taalibe Xalifa la alaaji mu ndaw. di mag bi ñuy nekk Xalifa. suñu kër la daan dal saa yu ñëwee Dakar suñu kër jàmm gën la doon sama papa ko doon daal. aywa. mais musuma ko woon a wax mbay musuma ko woon a expliqué mais bi may yóbbu Màkka. gis nga laa ko soog a wax.
léegi soo ko xam ni man doomu Alaaji Saala Mbeng laa donc boobu lay soog a xam loolu su defaa je pense que ni boo am na loo xamante ni di man bon dafa ma joxoon carte blanche bi ma neex def bi ma def neex na ko ma tourné wallaay li extraordinaire ci seen relation man loolu laay wax quoi moo di ne Sidi finalement lu Sa Ndiogou def neex na ko amu ci benn problème su toogee réunion Sa Ndiogou toog mën na wax lu ko neex mën na def lu ko bu toogee télé bi amul benn problème voilà wallaay exactement loolu mooy kiyam xool sax ba ne ko lii baax na moom loolu baax na confiance loolu mooy li nga xamante ni moo fi am parce que moo tax bu ma laajee dara ci am problème te dama naan des na ma quoi parce que am na loo xamante ne wala bu may def loo dara daf parce que koo xamante ni bi def na loo def baax na kooku waroo def loo xamante ni day doy waar quoi dëgg la moo tax lépp lu dama ko ci calculé bu baax a baax a baax a baax amul lépp loo xam dama koy def te duma ci calculé dama ko ci calculé bon jàpp naa ni bon Sénégal bi yëpp ñàkk la. dëgg la. Sénégal bi yëpp ñàkk nañ mais man xam naa ni aussi tamit ñàkk naa loo xam. walaay dëgg na Mbengue. ñàkk naa lu rëy waaw vraiment tey ñàkk naa loo xamante ni bii mooy loolu quoi en tout cas sëñ bi beneen mbir la. jërëjëf. ñu ngi lay jaajëfal yow tamit bu baax a baax ne tey pour dëggal li muy wax rek attention moom ci Sidi Lamine tey suba teel laa ko fekk Walfadjri ku ci nekk ci ñun ñëw na fekk la fa nga toog ne la mbaa da ngay dem Kaolack soo ne ko déedéet mu ne la mënoo ñàkk il faut nga ñëw ñu dem bari na ñu ne ci oto bi tey jii xëy na programme wuñu woon dem tey moom Sa Ndiogou mi moo insisté pour yóbbu leen ci Kaolack. am na correspondant yu bëri nag nekk fii fa nekk nag ça il faut aussi le dire Gabriel mu may oo léegi. Gabriel Barbier Khalilou Diémé fan yëpp mi ngi woote ne bis bu ñu dem Kaolack dañu ko wax heure bi mu jugee Ziguinchor fekk moom ci Kaolack Théodore Semedo lay c'est bëri nañu ko ñu dem mais mun Tafa man benn témoignage laa bëgg a def boo xam ne nii Sidi aime les régions de l'intérieur. dëgg la parce que dafa bëgg Sénégal man non c'est intérieur sax parce que man Sidi il m'a fait faire des dossiers sur Kédougou pour wane que yoon bi baaxul xam nga Sidi connaît bien Kédougou il a enseigné à Samékouta dafa yàgg nag Samékouta la nekkoon Samékouta c'est à 9 kilomètres de Kédougou moom fa la doon jàngale donc Sidi dama doon wax ni Najib yoon Fongoli bi nu mu demee ma ne ko yoon Fongoli bi il te faut une journée pour voyager c'est 28 kilomètres mu ne ma Najib fais-moi un dossier doo def benn dossier si yoonu Kédougou j'ai fait un dossier une page Tidiane Kassé defal ko ñu ngi koy jaale bu baax a baax moom Tidiane xibaar bi muy daanu ma ngi ko fekk ci Burkina Faso ku xam Tidiane xam ne ku attaché woon la trop ci Sidi Lamine Niass ku ko jege la woon jël ma man comme correspondant préféré. d'accord alors Najib ma bàyyi la ak Mouhamadou Biteye ndax moom moo nekk ci ligne bi. waaw Biteye na nga def. maa ngi sant bu baax. waaw Biteye yow tey ñu am témoignage bokk nga ci yow vraiment yàgg nga ak Sidi. def nga fi tamit fii si rajo bi ay lu bëri nga fi def si Twitter est-ce que mën nga ñëwaat un peu tey lan mooy seen relation réellement yow ak Sidi. dëgg la Najib d'abord dañuy ñaanal Baye Daouda bi ki nga xam ne moo fi jógee di sunu papa di sunu formateur dañ koy ñaan yàlla yërëm ko xare ko àjjana suuf lew na ñeteen tedd ci kawam. Najib dama naan da nga naan yàgg nañu ak Sidi Lamine Niass dama ne yàgg na waaye yàgg nañu la ñuy wax ndax man ak yow la woon démb ci Sidi Lamine Niass ba keroog ma fay bàyyi di demaat ci yeneen bërëb ngir liggéeyee mais Najib sama xol dafa gën a bi da ngeen tekkilaat loo xamante ni ci man dafa. waaw Biteye mu nga ñëwaat si quelques anecdotes yoo xamoon vraiment sax ngeen ko yaa Sidi ak si rajo bi. waaw nañu continuer alxayri ñu ngi ñëw fi toog alxayri dama la wax ni que ñun on avait un problème de langue mën naa yow. voilà Biteye ñëwaat na waaw Biteye. dafa am tuuti defe naa jot dégg. voilà Biteye mu nga continuer tuuti. waaw maa ngi wax. allo Biteye waaw d'accord. allo waaw Najib maa ngi lay dégg Najib. voilà Biteye dama la wax ni que c'est am na anecdote yu bëri yoo xam ne mu ngi ko raconté fii si Walfadjri yoo xam ne ni am na fii te fekke nga ko yow. est-ce que mu nga ñëwaat si yooyu waaw foofu laa jëm si Najib foofu laa jëm
parce que xam nga Sidi Lamine Niass ku ci nekk koo xam ne liggéeykat ma nga jaar ci loxo Sidi Lamine Niass am nga foo jaar ak Sidi Lamine Niass Najib man maa nekkoon maram biraanu Sidi Lamine Niass man maa nekkoon maram biraanam xam nga li tax ma wax la loolu mooy maa nekkoon gonem gi nga xam ne maa gënoon a tëj ci kër gi ndax lu ne dama ko doon def mais moom daf ma doon xool daf ma daan wax biroom ne yow man dama laa jàppee sama ngone laa lay xoolee xëbër gi tàng beeg yooyu man moom laa lay xoolee dama daan dugg biroom su may génn ma xam fay danaan kii su génnee tey dinañ ko dàq su may dugg ma dem fay ne ma yaa ngi dem ci sa papa ma ne ko mais day jékki li ñuy waxante maa ngi moom ci biir bureau bi mais day jékki-jékki dégg ñuy reetaan ci biir bureau bi su ma génnee mu ne ma yaa sa papa daal kenn mën a dox seen diggante bon nit laa woon boo xamante ni maa ngi moom daf ma li ma permettre woon dafa sax jéggi dayoo parce que tey dégg naa sànq Moustapha di ko wax ne réunion Sidi Lamine ñëpp a ko doon yàkkam parce que démocrate la woon management bi mu yoroon man de dama naan c'est le meilleur patron parce que li tax ma naan c'est le meilleur patron di ci koom-koom waaye ci doxalin la donc management boobu mu am du lu mu jàngee ci école mais dama jàpp ne lu mu jëlee ci daara la tey employé am boo amee jafe-jafe moom mooy taxaw ne moom la du yow c'est-à-dire nan ngay liggéey ak moom sa xel dafay nekk loo xam ne dafay dal ba pare da lay jox c'est vrai man am naa benn firnde boo xam la lay jox ne bala ngay continuer ma expliqué man procureur bu si na ma ne affaire u Bargny xeex mu amoon Bargny mais grève bu métti woon bu am Bargny 2002 procureur ne ma arrêté ñu oo ma ñu ne may convoqué ñu ma police Sidi dama bul dem mu ne ma bul dem man maa ñëw bilaay bul dem police man maa ñëw bilaay fekk ma ngi ñëw soog a ñëw tëgëj procureur bu oo ma xam nga Najib loolu dafay tax liggéeykatam bi dafay am fit liggéeykatam bi dafay xelam dafay dal c'est-à-dire loolu dafa ci koo xam ne patron de presse la loolu daf ci am solo lool parce que daf lay jëral loolu moom mooy da lay may sa liberté nga liggéey ni mu waree te itam li gën a doy waar moom mooy lépp loo indi da ngay ñëw nga proposé ko benn directionnel vas-y c'est-à-dire da lay may sa chance ne la demal nga def ko bu gisee ne am na ay rëq-rëq bu lay jubanti doo ñëw mu ne la baaxul de danaan la gis naa li nga def rafet na waaye boo ca boole woon li mbaa nga defee yokk ca lële xam nga kooku da nga lay jubanti waaye mi ngi bañ nga frustré wu donc ñu ngay defar boo xam ne bu extraordinaire la donc dafa nekk ay mbir yoo xam ne noonu la koy seqe muy man muy keneen képp ku ko xam ne jaar nga Walfadjri ci loxoom rek noonu ngay nekkee ak moom te itam boo toogee ak moom Moustapha wax na ko sànq maa ngi koy dégg soo toogee ak moom di waxtaan ak moom mun na génn sax domaine liggéey bi dugg ak yow ci domaine àdduna am na yoo xam ne da koy def ci yow gis nga bi tey su ma daan def chronique ci télé bi ni ma koy defee vendredi yenn saa yi ma def chronique ak ay positions yoo xam ne d'accordu ci ak moom mais su ma demee bureau day fexe ba ñuy waxtaan naat ci chronique bi xam lan lay wax danaan ma yow yéen ay tubaab ngeen jàng kon yéen nii ngeen koy gisee ko nii mais ñun ñi nga xam ne ci daara la ñu jógee ñun nii lañ ko gisee ko nii su ko defee nga comprendre ne effectivement si bi bëggu la wax ne li nga wax amul wala d'accord ma ak yow mais da lay wan ne yemu leen ay position parce que justement formation bi moo yemul loolu nag laay wax moo tax ma ne li mu doon inculqué ci ay employé am moo taxoon ma ne la du lu mu jàng du pédagogie bu ma jàng ci école mais pédagogie bu mu jëlee la ci daara Moustapha dinaa la nettal benn mbir xam nga tëj ma tëwoon Walfadjri am fit di def lu ma neex yenn saa yi sax bu ma màttee ne du ma def jox nañ ma ci demande d'explication 3 fois xam nga 3 fois boo ko amee demande d'explication beneen bi ci topp avertissement la mu daaj ma avertissement 4e te xam nga dàq la war a doon Moustapha xam nga mu def dañ maa jox congé Moustapha mu jël congé bi jeex ma continuer tëdd sama kër teg ci lu mat une semaine doog a ñëw bi ma ñëwee mu ne ma dama yegg sa gars yi ne ma Sidi Lamine Niass day mi ngi cadre yow tey di nga am problème rek ma yéeg xam nga boobu ma yéeg pour wax ko ne ko yow yaa ma oolu nee nañ ma yow yaa ma oolu dama am problème daf maa xool reetaan quoi parce que ni ma amee fit yéeg kookaloo dafa reetaan ma wàcc ci suuf reetaan mu wàcc Modou Diouf jàpp ci loxo bi ñëw maa ngi Modou Diouf mu xëy ci roq bi ne Modou waxal ak sama waa ji sama doom ji xaw ma lu ma koy defati jox naa ko demande d'explication jox ko avec dàqati na tëgg ku ma ko dàq doo wax ak moom ma reetaan daal ma ne ko papa dinaa soppi dootuma ko def yaa ngi tudd ku bëgg Sidi lool muy Modou Diouf bëgg Sidi voilà mu ngoog donc boo xoolee njabootam ñu koy dégg njabootam ku ci nekk da ngay yaakaar ne yow la gën a bëgg comme ci wéetal nga ne yow la bëgg parce que njabootam noonu la ko doon mais tey lii bu amee ñun ñi nga xam ne nekkatuñ fa ñu bàyyi suñu lépp ñëw ànd ci ak moom te parce que fu mu jaar ak ñun la parce que dëgg rek moom mooy dëgg tey sama lépp dama ko bàyyi fi mu toll nii maa ngi nii ci bus bi nekk ci cortège bi di dem Kaolack donc loolu c'est parce que moom moo ko inculqué ci ñun moom moo ko def ci ñun moom moo ñu ko jàngal kon ñun damay wax naan ay doomam tey jii bu ko yàlla fay ay xolam ak li mu defal ay liggéeykatam ay doomam war fi ñoo sonn gis nga bi tey keroog bi sa rakk ju baax jooju ndeene bi tey génnee àdduna
ba ñu dëj ko ba pare ba génn ñëw toog réunion man ba léegi image yoo dafa marqué Sidi dafa toog ñuy di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo taxawoon ci bisu ndeeri bi tey boobu ba mu jàgg mu ne man daal sant naa yàlla ci sama njaboot ñu ne ko lu tax mu ne bu ci nit amee lu ko dal ñëppay jóg bàyyi li ñu nekkoon yëpp bokk kook moom muy naqar ci bànneex mu ne yenn saa yi sax ma am yaraanga ndaxte dañ naan ma diw xew la ne demoo fa waaye bu ma laajee rek ñu ne ma diwa nga fa woon diwa nga fa woon diwa nga fa woon diwa nga fa ma ne kon kay jar woon may dem ndaxte daanaka njaboot gi yëpp nga fa woon donc xam nga loolu moom mooy suur na njabootam am na lu mu dugal ci njabootam gis nga keroog ni mu taxawoo ndeene bi ñu si amee vendredi mu ñëw c'est-à-dire moom xamul li mu def mais li ma yëg mën naa ko xam parce que imaginer loolu noonu moment boobu àjjuma bi yëf yi amee mosul ay dàllam ñëw nekk ak man foofu noonu pare xëyaat la lendemain boole ko wàccee kaamil nekk ak man ba koor bi dem mu jël ay ndawam yebal leen ni ñëw fekk man doo faat moom xamul acte boobu mu def mais acte boobu mu def man comme dafa am fu ma jëlee parce que dama nekkoon ci ay loxoom mu yar ma nag parce que tey buñ ma xamee yàlla ak moom moo tax ñu xam ma nekkoon naa ci rajo muy oxygène ma jógee fa ñëw waaye ci moom la ñu ma xamee ma ñëw nag mu am lu bëri loo xam ne daf ko def ci man te dañuy wax nag ne bu lëg lekkee arom na ko gërëmee coy parce que jox na ma jumtukaayam ma liggéey ci may na ma fit ma dem bàyyi na ma dem yaatal na ma dem jël na alalam def ko ci man parce que bu dee benn weer sax dundal na ko sama njaboot kon am naa njukkal boo xam ne moom laa ko war a dellool lii rek laa mën ci moom parce que nii laa mënoon tey jii waruma woon toog fenn dama war a ànd ak moom ba këram gu mujj gi ma sama xol doo ko sedd parce que dinaa xam ne wàccoo naa ak moom donc lii may def nii lu ma war la ci moom moo ko moom moo tax ma koy def muy keneen ak keneen parce que bëri na ñoo xam ne ay liggéeykat lañu woon nekkatuñ fa tey ñu ngi ci biir bus bi di dem ñu ngi ci cortège bi ànd ak moom di dem parce que moom moo leen ko ji tey nag nit liggéey na ci kër ba jógee fa amul loolu ba patron ba amul loolu ci moom nit liggéey na ci kër ba patron di ñëw mu jàdd du ko jox loxo donc kon loolu lu jara sant yàlla la kon nag Sénégal nañu xam ne ñàkkuñ lu ndaw de ñàkk nañ ñu rëy Moustapha ndax maa ngi koy wax sànq sama kur danaa leen ci rek weer maa bu wotee weesoo di ngeen xam ne Sénégal am na lu mu ñàkk parce que nag dafay am koo xam ne xam nga mag ma da doon wax ne kër dafa war a am kuñ naan dofu kër gi dofu kër gi mooy li kenn sañu ta wax mu di ko wax Sidi Lamine nag moom moo doon kooku ci réewum Sénégal moom moo woon kooku ci àdduna parce que tey jii daan na wax nit ñi ne kii de waxam dafa bëri kii di dafa bëri lu muy kaas waaye nag suñ toll ni ci jamono ji la ñuy xamee la mu daan wax ban njëriñ la am la ñuy xamee moom ban njëriñ la tekki woon ci réew mi parce que tey jii dara mun na am kenn du wax kenn du naan te kenn dootul ragalee kenn lenn parce que au moins moom dinañ ko doon xalaat di ko ragalee dara tey ñi jiite réew mi muy lépp nag laay wax dinañ ko doon ragalee dara tey presse bi am nañu soxla parce que moo daan taxaw solal leen ay bubb moom moo daan taxaw kaasal leen naa ñu fàttali ko bu ñuy moo tax Bakary Domingo Mané ne la liberté la presse perd sa liberté ak décès wu Khalifa Sidi Lamine Niass noonu la ko bindee de moom Bakary Domingo Mané mu ne la presse perd sa liberté bien sûr parce que xam nga lu tax Moustapha maa ngi je me rappelle boobu ñu ngi Sacré-Cœur rajo ñu xëy rek gars yi assiégé Sud FM am ñu ca jàpp yóbbu sur boobu maa def 8 heures ci suba journal 8 heures Moustapha jëngalu Sud FM laa doon defee journal c'est du jamais vu dañuy dindi jëngalu Walfadjri jël jëngalu Sud FM di ko defee journal ça c'est du jamais vu muy xeex boo xam ne daf ko porté daf ko yenu boo waxee mu ne la ñii ñëpp ci njaboot bi lañ su ma leen seetaanee sama kaw la ñuy jël fee nag laa koy fayee lakk ga bala moo yegg si fii xam kon kooku dafa amoon vision dafa amoon gis-gis donc loolu est-ce que ñun dinañu amati défenseur bu mel noonu est-ce que Sénégal dina amati ku mel ni Sidi Lamine Niass parce que nag mun nañ ne sax peut-être dina am ku mel ni moom waaye nag cin bokkul safin Moustapha cin bokkul safin te am na lu ko yàlla mayoon intellectuellement am na lu ko yàlla mayoon te doomu soxna la woon kon li taxoon ñu bàyyi xel ci moom bari na Moustapha bëri na loolu xol nag mooy wax tey sama xol mooy wax xol bi mooy wax jërëjëf parce que dafa am lu ñu laal ci xol bi lu xol bi xol bee tooy moom mooy wax jërëjëf alors dañuy dem ñu koy gërëm bu baax Mouhamadou Biteye cortège bi ñu ngi wax ne jamono ji ma nga ca Mbour su fekkee mën nañu jot Mamadou Makhtar Sarr mais dëggal rek li Biteye doon wax sànq ci mbirum Sud FM moomu bëri ki dem bi mbir mi xewee directeur Sud FM jamono ji muy Baye Oumar Gueye moom moo ma woo jamono jooju nekkul woon directeur mu ne ma li ko gën a marqué mooy keroog bi état wu Sénégal dawee yónni alkaati yi Sud FM ñu dem tëj ko ne dafa jékki-jékki rek Sidi Lamine ne jamee ci kawam jàpp ci loxo bi ne ko kaay ñu dem nga wan ma seen jëngal yi ngeen di journal yu demee noonu mu ne ko pour lan la mu ne ko non seen signal bi laay jël def ko ci Walfadjri boo jàppee Walfadjri dégg Sud FM par force su ko état wu Sénégal tëjee Sud FM ku dem Walfadjri déglu Sud FM
mu ne moom loolu moo ko gën a marqué ci li nga xam ne mooy Sidi Lamine te di dëggal kon li Mouhamadou bi day wax nii ne keroog bi la bu mbirum Sud FM moom xewee dafa mel ne boo jàppee wala Sud FM nga jàpp xoolal intelligence boobu pour assurer continuité wu Sud FM ñu dem seeti Mamadou Makhtar Sarr Makhtar maa ngi lay nuyu. waaw Moussa Ba maa ngi lay fay. di la jéggalu bu baax a baax ndax sànq ba léegi yaa ngi yëglu mais xam nga rek tey mbokk yëpp a bëgg a intervenir wax ci mbir mi waaye li ñu jublu woon rek ci waxtaan wi mooy ànd ak yéen di leen gunge buñ ko mënee ba Kaolack fan ngeen toll jamono ji. waaw ñun moom no du sax yëglu pour témoignage loolu xam naa après la mais information bi nga xam ne Kaolack ñun dañu ko doon laaj di ñu laaj fan la ñu toll saa su ne moo tax ma bugg Seydina wala Issa pour ñuy confirmer nit ñi nga xamante ne dégg naa ay junni nit dañu ngi fees dell Kaolack ci naaj bi ngir di xaar ci tees bi te ñu dëkk yi ñuy romb yow umpale woone Walfadjri yi léppam ci àll la ko doon defee Walfadjri léppam ci ñu nekkee ci mbedd ci biir réew mi la ko doon defee dëkk yi nga xamante ne dañoo ñàkk ndox ñu dem fa ay reportage yàlla def ba may leen ndox dëkk yi nga xam ne dañoo ñàkk courant ñu dem fa def ay reportage te suñ borom defal leen ko dëkk yi nga xam ne dañoo ñàkkoon yoon ñu def fa ay reportage ba tey jii ñooñu am na xam ne sax dañuy wàccee ay kaamil jar na daaf ñu ngi dëkkam jamono yii du ma bàyyi fa set parce que mu ngi ci kaw oto bi ñooñu ñoo génn ñi nga xam ne ñoo di villageois yooyu ñoo génn taxaw ci tali bi pour rendre hommage Sidi Lamine Niass li ci gën a dowaar mooy cortège bi da dul taxaw da ngay gis ñoom nit ñi taxaw yëkkati seen i loxo ñii di wax laa ilaha illallah ñii di ko delloo njukkal mu nekk loo xam ne sa yaram dafa daw jamono ñu duggee Sindian ba Mbuur lépp fépp boo gisee rek nit ñi lépp lu doon seen activité dañu koo dakkal ngir ñëw taxaw ci tali bi ngir rendre hommage kii fi jógee ko jamono yi ma waxee Mbuur ñëpp génn nañ ñoom ñëpp ñu ngi taxaw ci bëgg a gis ñëw Sidi Lamine Niass bëgg a saafonte ak moom kon daal li ma lay xamal moom mooy jamono yi dugg nañu biir waaye ñoom presse bi nanguwuñ sax taxaw pour saafonte parce que nee dañu jot ordre ne dañu bugg teel a dem ndax bu ñu jugee ba pare ndax lépp ñu mën koo yemale tey donc loolu moom moo tax tey jii ñii di leen di xamal ne rek Sidi Lamine bëggoon na taxaw ñu saafonte ak ñoom waaye jot moo ko laaj ndigal la jóge ci autorité yi Seydina mu ngi jokkoonteeg ñoom léegi ak monsieur Faye mu xamal leen ne daal mbir mi daal loolu moo tax cortège bi mënul taxaw fenn waaye ñu xamal ne daal fépp fu ñu romb Moustapha ñëpp génn nañ surtout àll bi xam nga Walfadjri moom li Sidi doon wax naan la voix des sans voix yaa ngi wax léegi sama papier bi mu ne génne leen ko pour wooyee Ousmane waaye xam nga man bi ma wooyee dana Modou Makhtar moytu leen di leen nax ndax des fois mën nañ jaaree ci politique ci sport wax ndollu ci pour def yenn loo xamante ne te Matar loolu altine la xew li ngay wax ni mu génn àdduna mardi waaw doon nañ faral di waxtaan xam nga yow xam nga ci dara lu tolloog ay waxtu ci liggéey bi ni muy demee parce que Touba dafa compter bu baax ci dafa sori ci xolu Sidi Lamine loolu moom moo tax sax xam nga ne am na délégation boo xamante ne Serigne Bass Abdou Khadir Mbacké yabal na ko ñoom ñu ñëw xam naa ne bu ñu ñëwee fii léegi dinañu gisante ak ñoom saafante ak ñoom ñu def ay témoignages parce que démb rek itaatim jëloon na leen te moom porte-parole Serigne Ba porte-parole al des Mourides gis nga nu mu meloon ak Sidi Lamine waaye ne woon na ko ay doomam ba ñoom sax dénk nañu ne ñu mel ni ne ñoom ba léegi ñoo am nañ ay baay ñooñu bu leen dénkoon loolu mu doon def moom lay wéyale fi mu nekk nii jamono yi ma xam yow am nañu taxaw yor ay drapeau weex Matar yaa ngi wax digganteem ak Touba gis nga ak Serigne Bass Abdou Khadir surtout nga xam ne année bu ne ñu yónneente ay teranga xam naa ne monsieur Faye mi ngi may déglu jamono ji mën na koo seede plusieurs fois man toog naa ci bureau Sidi xam gu mu xam ne man taalibe murit laa daan tax mu may waxtaanal lu bare bari ci Sëñ Touba rawatina téere bu mag bi di Masalikul Jinaan bari na loo xam ne dañ daan toog am na benn année defe naa mooy màggalu daaw suma juumul dañ ci toog di ci waxtaan ci bureau bu jàgg monsieur Faye nee ñu loolu moom il faut ngeen def ci émission noonu lañ demee def benn émission bu mag boobu nga xam ne moom lañ defoon ci màggal daaw ga Sidi Lamine li ñu ci doon waxtaanee lépp da koo tënkoon ci Masalikul Jinaan bu Cheikh Ahmadou Bamba. dëgg la xam nga man dañu doon da ngay dégg kon ay kilifa murid dañ naan la seen président bi dafa ñàkk ki ñaan ndax dafay wax mbaaxu waay ak jëfi mbaay jëfi waay du wàññi ci sa mbaax dara wala ci say jëf
donc li nga xamante ne Serigne Touba dimension bi mu tolloon daf ko doon jox ba mat ëpp gis nga keroog bi ñu ko convoqué fi nga xam ne moom moo di gendarmerie police ci ab mbir moomu assiru la ak xasida la jàng ak de Serigne Touba mooy bi ñu koy jël si ci géej donc dafa nekk loo xamante ne moom dafa xamoon dimension internationale kilifa yi diine yi ñi nga xam ne ñoo téye réew mi ñu ci mel ni Serigne Touba Xaadimu Rasuul da doon yàgg a porté combat suñu mag ñu baax ñi ñu sañcee ñi ñu taxawalee diine ba mu sañc loolu moom moo tax saasu ne da ngay gis moom da ci doon xar tànk tubayam boo doon bii nga tarixa sax da lay wax da koy jaral mu summeeku xeex ak yow ba lu mu ci góobe gar ko donc loolu ñun ñu nekk Touba daf ñu doon wax dee leen warmaal dëkk bi saasu ne gis nga bi ñu fa nekkee ba léegi musuñu def benn reportage wala ñu am lenn lu fa coow ñu buux ci Walfadjri xam nga ne yow bi xalifa bi làqoo xalifa sëñ Sidi Maxtaar xam nga ne yow ñoo nekkoon ba 2 heures du matin di liggéey xamoon nañ fi ñu koy denc yow xam nga ko man xam naa ko ñu jàkkaarloo moom ñii di ko defar waaye dañoo garder information bi vérifié ko woon ndax bañoon taalibe yi ñëw songu bërëb ba ndax xam nga ne dañ leen a naxoon ne leen bàq ya ñu ne leen ci armée yu njëkk yi waaye ñun xamoon nañ ko ne biñ jokkoo ñu jegee sëriñ bi wax nañ ñu ne ak ñun sëriñ Cheikh Coro ak sëñ Baara Laat wax nañ ñu ne fii la ñu koy denc yoo xamoon nga ko ñu garder information bi dañu denc ba pare ñu doog a wax bi ñu noppee kii nekk xalifa amoon nañu ay écho yu ñox waaye dañoo bàyyi waxuñu ko parce que fii di demee yenn yi moom ci këru diina la bokk këru soxna la bokk xam na nuñ koy yoo xamante ne dañ ko war a moytu voilà loolu moo tax dañoo bàyyi ba officiellement Matar maa ngi fàttaliku bala ma lay bàyyi benn màggal boo xam ne équipe Walfadjri dafa dem ba ca màggal ga bon boobu maa ngi Walf Grand Place Sidi wooñu ne ñu bu ngeen demee màggal ga loolu journaliste yi di faral def mooy def ay reportage ca marché Ocass naan ña nga fay jaay ay série wala ña nga fay jaay yi jigéen ñi di takk bu leen ko def mukk ndaxte màggal événement wu diine la yem leen ca lañ cey wax ci diine te wàññeeku waaw dafa xam li nga xamante ne moom parce que xam nga màggal télévision am na ay taalibe murid yoo xam ne fu ne lañ nekk ci àdduna bi ñii Italie ñii Belgique ñii fu ne boo xoolee Italie nga xamante ne daanaka mën nañ ne dëkku diine la Sëriñ Tuubaa fa la ëpp taalibe dëkku beneen diine Matar bala ma lay bàyyi dinaa dellusiwaat ci yow sax bu ci kanam ak jàmm incha allah waaye bala may lay bàyyi rek ñu ngi may xamal ne moom Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké ñu ngi koy séentu ñu ne samedi ca Sacré-Cœur fi nga xam ne fa la njabootu Sidi nekk ndaxte waxoon na ne moom ci moom li mu yéene mooy ñëw joxe ay njaalam waaw jokkoon nañu nag ak ñun xam nga fii ci rek dafa jël délégation yabal ko man maa ànd ak ñoom jóge Touba ñëw ba ci levée du corps bi ñu ñëwee ñu présenté leen njaboot yi wan leen ko ne leen sëriñ bi moo Bass Abdou Khadre xarit wëllëre nekk bàyyi xale yi xam nga Sidi Lamine am na ci ñoo xam bàyyi la woon na ko ay doomam donc ñooñu dëgg la bi ñu ñëwee xam nga rek sama Salma mi nga xam ne ñoo àndoon na fi journaliste Le Monde xam nga ne moom la ñu ko bàyyi la ci ñëwee yegg si ñoom ñu wax def seen témoignage jamono yi ñu ngi àndaat ci cortège bi ñu ki ëllëg sëriñ bi en personne ci porte parole xalifa général des mourides sëriñ Bass Abdou Khadre moom muy ñëwaat ci njaboot gi ci njaalam donc loolu moom faaw ñu yeggee ko ñi nga xam ne ñoo di askan wi Seydina ñu bàyyi leen ngeen naan ndox su ko defee bu ci kanameek jàmm dinañ dellusiwaat ci yéen ànd ak yéen di gunge cortège boobu la nga xam ne mooy yóbbu tey jii Sidi Lamine Niass ci këram gu mujj Mamadou Ndiaye Doss maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Moustapha Diop. bala nga may jaale Sidi Lamine Niass ma jaale la ko yow ci sa bopp ndaxte wolof yi nee nañ ku la jiitu ci néeg bu lëndam wax la fooy toog te Sidi Lamine man mii toog boog yaa ma ci jiitu. waaw mais jërëjëf sëñ Moustapha ku nekk mën na ko jàll morom moom Sidi Lamine. ndax Sidi Lamine ki njëkk ci moom ak ki mujj ci moom la yemale woon dong. dëgg la li ko ñoroon moom moo di liggéey rek. liggéey képp. liggéey dong liggéey rek moo doon li ko ñor. ba tax ñi fi jiitu ak ñi mujjee woon ñëw ci yeneen support yu fi nekk. mënoo woon xàmmee ana kan moo gën a yàgg ak Sidi Lamine Niass parce que. li mu gënoon a jiital moom moo doon liggéey bi. te it comme ni nga ko waxee c'est vrai que ñu ñëw lañ jiitu ci néeg bu lëndëm bi. waaye itam bi ñu demee bàyyi leen ci néeg bu lëndëm boobee itam. ñeneen ñi ñëw wan ngeen leen fu ñuy toogee mooy wane ni. Sidinel ay mbiram continuité la
bala ngay dem sax yaa ngi wax yaa ngi ci jiitu dafa am sama xel lu mu ñëw lu ma reeloo ma Najib Ndiaye Doss daf ne ma bés boobu yàgg na mi ngi ci Walfadjri man boobu maa ngi ci quotidien bi mu ne ma gis nga yow Moustapha mu ne ma yow ak Ndeye Awa Lo madame Ndiaye jabaru Alioune Ndiaye léegi Sidi da leen a bëgg yóbbu ci télé bi boobu ba léegi nag mi ngi lay woo wuyu woo ko mais boo deful nag nga la tungoom yóbbu la Ndiaye Doss yi moo ma ko waxoon. waaw non mais instant boobu xam nga li may wax Sidi dafa révolutionner la presse. parce que dañ doon toog réunion muy wax que ni. journalistes yi ñii dañ def rajo ñii dañ def presse écrite ñii dañ def télévision. mais information la. dëgg la xam nga joxe ko ci rajo bi nga joxe ko ci télé beeg nga bind ko yëpp benn la information la. te puis yéen amoon ngeen ay prédispositions yoo nga xamante ni xamoon nañu ni Sidi loolu rek la bëggoon. nit koo nga xamante ni li muy def mën na ko te xam na fi muy jëm. donc ku mel noonu daaw ko woon bàyyi loolu moo tax. ma sàccoon wax leen ni bés dina ñëw te loolu je pense que ni l'avenir nous a donné parce que mbir yi mi ngi ci seen loxo te it je pense que ni yéen a ngi koy doxal ni ma waree di leen ñaan suñu borom bi kartanal leen parce que léegu Sidi Lamine muy ndonoom du doon lu jafe mais ñun suñu xel dina ci dal parce que ci loxo yi mu nekk gëm nañu ni dina dem ca kanam dina raw sax njortu ñu bari parce que défi bi fii la commencé parce que jamono ji Sidi ngi fi woon ñu ngi doon liggéey ñu ngi doon def nangam mais tey la ñu war a gis ay Sidi Lamine yu bëree bëri moi je dis alhamdulilahi rabil alamina Sidi Lamine dem na mais am na ay Sidi Lamine yu fi nekk alhamdulilah am na ñoo xamante ni Sidi Lamine lañu parce que Sidi Lamine moo ñu tàggat ñun ñëpp ñu ngi feneen mais doxalinu Sidi Lamine la ñuy doxale yow yaa ngi fii doxalinu Sidi Lamine ngay doxale dafa am ay benn kilifa bu ma doon waxtaana kilifa la gu mag ci réew mi ci chronique yi may def mu wax ma ci xalaatam ba pare ni ma nag jërëjëf yéen ñett ñii daal xam naa ni bu ngeen góorgóorlu mën ngeen a yee askan wi mu ne ma Pape Alé Niang Moustapha Diop ak yow Ndiaye Doss dafa yàggul dara Sidi dama toog bureau fekk boobu dañu invité woon Pape Alé Niang ci chronique petit déj Sidi mu ne Moustapha man de yow ak Pape Alé li ngeen di def léegi noonu lay def ma ne ko muy lan mu ne ma su ma waxee ci télé wala rajo ba pare du ma lire commentaire internet du ma ko xool sama yoon newu ci wax naa daal dem naa toog sama kër muy dëggal li ngay wax nii Pape Alé Mamadou Ndiaye Doss voilà donc loolu dafay wane ni rek am na ci liggéey boo nga xamante ni nit ñi ñu ngi koy def te loolu mu ñu jàngal moom mooy yow li nga war a def ko xam nga la ca topp bul xool lu baax la wala lu bon la amul solo li am solo mooy yow li nga war a def rek nga def ko mooy comme li ngay wax noonu gis nga man chronique yi may def du ma lire commentaire sama yoon nekkul nii la ma ko waxee même nit sax damay bëgg wax ni ma yow nii nee naa nga man la loolu amul importance ci man parce que dafa am lu ñu jàngal estime en soi ñu bari ñu ngi koy wax mais boo toogee ak Sidi Lamine yow ci ngay naw sa bopp par rapport ak liggéey bi nga xamante ni moom ngay def te it li gars yi di wax maanaam gëm sa bopp man it ahankay gëm sa bopp am na mais gëm sa bopp boobee day am lu muy àndal day fekk nga wóolu sa bopp te wóolu sa bopp boobile boo nekkee ak patron bu mel ni Sidi Lamine non seulement yow di nga gëm sa bopp waaye itam di nga wóolu sa bopp ci lépp lu mënti doon loolu moom moo tax man boog en tout cas ak ñi nga xamante ni ñoom laa fi nekkaloon koo ci gis dafay mel ni ba léegi yéen a ngi nekk muy Sidi non seulement ñun dañ ko doon liggéeyal mais dafa créer benn famille moo wax leen man sama ki ma ni mën naa wax ni kii suma xarit la du ñu umpalante man ak moom guddeeg bëccëg lu mu nekk da koy xam moom lu mu nekk dama koy xam Walfadjri lañ xamante man ak moom fii la juddoo muy Omar Ñing Walfadjri moo leen boole xam nga c'est-à-dire benn réunion bu ñu defoon fii ba amoon bu commencé joxe aide à la presse Sidi indi ko si table mu ne xaalis baa ngi nii ni ñu koy doyee xaalisu aide bi waaw mu ne ni ñu koy doyee yaa ngi rappelé mu ne xaalis baa ngi nii qu'est-ce qu'on va en faire nga jël parole nga ne ma jël parole ku nekk jël parole démocratiquement ku nekk wax lu mu xalaat yow nga ne xaalis nañ ko séddale léegi xam nga séddoo man loolu laa am nañ ko séddoo ndeysaan leen
ku nekk wax mais c'était bien quoi donc démocratiquement l'argent de la presse était sur la table. ku nekk wax loo bëgg ñu def ko. mais c'est extraordinaire. moo def ne ko nañ def ni Ndiaye nii def. waaw séddoo nañ ko moom. c'est-à-dire en fait. sédduñu carrément mais au moins. comp na. ku nekk mu jox la. mais après biñ dajee ci couloir yi. lu ma dañ ma yow daal di nga mbay njóobe nii luñ la wax. ma ne ko Sidi. dama prési. xaalis baa ngi taxaw. man aw ma lu ma jëndee essence. xanaa bu ma la waxee sax mu ne la déet loolu kay man boo ma ko waxuloon sax dama koy def. ndax lii liggéey la boo xamante ni yéen a tax. ñu def ko. mu ne ma boo fàttalikoo am na benn année boo nga xamante ni ñaari yoon lañ leen fay salaire. aide à la presse bi ñu njëkk a jot. lekk ko de. jënde wuju matériel jëndu ci daara. dañu ko séddale. parce que maa ngi fàtte benn aide à la presse boo xam ne man maa ngi ci presse écrite bi Walf Grand Place mais dañu jékki-jékki rek ñu ne Sidi nee na ku nekk sa wàll nangam la ci aide à la presse. voilà noonu la. moom xaalis bi da ko doon séddale quoi da ko doon séddale donc loolu c'est important. donc li ñu mën a wax daal mooy. Sidi Moustapha kenn mënta wax ci moom képp ku yaakaar ni xam nga ko. am na loo xamante ni umpale nga ko ci moom am na lu bari loo xam ne ko bàyyi ñun daal li ñu war a wax mooy jërëjëf Sidi Lamine jërëjëf Sidi Lamine jërëjëf Sidi Lamine jërëjëf en tout cas ñun rëccu wuñu li ñu doon awee ci ay loxoom te kitaabu naa ko muy man muy Moustapha muy ñeneen ak ñeneen ku ci nekk am na benn taxawaay boo nga xamante ni di nga ko taxawee ci biir réew mi nee naa leen Sidi Lamine dem na même Touba TV bi ma jóge léegi loolu laa leen wax biñ nee ma ndone Sidi Lamine nu muy demee man leen du naxsaay ña fa nekk di liggéey dinañu def seen kéemtalaay kartan ba fa Sidi bàyyi woon kër gi ñu yóbbu ko fu kawe loolu rek mooy défi bi ma ne leen nag beneen défi bi mooy ni Sidi doon conscientiser la population sénégalaise ñun anciens yi nekkoon Walfadjri ñooy sasoo loolu donte yellawuñu ko sax ñu barkeeloo ko parce que ay Sidi Lamine ñoo meññ ci këru taskati xibaar ay Sidi Lamine ñoo fa meññ donc li Ndiaye Doss ni wax ni su nangoo moom Ndiaye Doss assumer loolu keneen nangu assumer ko feneen sénégalais dañ sentir ne y a des Sidi Lamine parce que réew mi dafa demoon ba xam nga réew nag damay wax ne bu ñu demee ba naan Moustapha Diop Mamadou Ndiaye Doss ak Pape Alé Niang ñoo fi des di wax ça veut dire réew mi am na problème quand même am na problème ñun tekk wuñu ci réew mi tekk wuñu ci réew mi lu war a tax ñu yor seen kàddu donc il faudrait que ces Sidi Lamine là ñu démultiplier ko ci réew mi su ko defee sénégalais duñu sentir vide bi mais Sidi Lamine li ma waxoon benn jour moom moo di ni fekk dama def benn émission boo xamante ni émission bi dafa xawoon a tàng man ak Farba Senghor la woon muy jàkkaarloog askan non astafurlah avis d'expert bi ñu paree mu woo ma ni ma yoon wi nga jël boo ko bàyyiwul de dinañ la xam ci réew mi ni ñu bari dinañ la naw waaye wala kaana ngay nekk de ma ne ko mu ne ma dërëm de doo ko am léegi nag c'est à toi de choisir nekk wala kaana askan wi wéy di la naw wala boog itam ngay di la compal nga ne nem saa su ne nga ne nem ma ne ko nag je préfère aw ci say tànk man sax su ma màggee damaa bëgg a mel ni yow mu ne ma amal yaakaar daal di reetaan ni bi ma nekkee ndaw ni yow laa meloon reetaan tàpp ma xam nga léegi nag ma profito xam nga sa patron da ngay xam ma profito fekk soxna sa Edouard na ko yàlla yërëm te yaxañu may mun a da doon jaay ay costume xam nga ma profito na ko costume bi de nee nga ma rafet na waaye dama ko leb de fayaguma ko xam nga mënum waa kon bu ci kanamee na nga ñëw bureau ba ma ñëw bureau ba man Omar ñi ngi ak Ousmane Sène mais mu yëkkati xaalis jox ma ni ma ñaata la ma wax ko mu yëkkati double loolu jox ma xam nga ni ma demal nga fay parce que yow waroo am bor ndax lii ngay wax nii moom boo amee bor gars yi dañuy génn léegi yàq sa de reetaan parce que il avait le sens de l'humour xam nga reetaan nga c'est-à-dire mais ba man bi may dem Walfadjri ma ñëw di ko tàggu wax ak moom li may wax ak moom ba pare dama yaakaaroon ni day mer wala day kii mu ne ma te loolu rek nga gis ma ne ko dama xalaat ni loolu laa gis mu ne ma léegi da ngay dem may naa la 3 jours boo demee nga waxtaan ak sa xel lii nga ma wax nii ak li ma la tontu man nga xalaat xam nga mais après dafa ma woo téléphone ni ma
ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee. ndeysaan. xam nga te ni nga nekkee fii. boo ko nekkee feneen. niñ la nawee fii. lañu lay nawee feneen. dëgg la waaye jikko bii nga amee fii. bés boo ko wàccee ba dem dugg ci leneen. ñu la nawati. non seulement di nga tooñ sa bopp. waaye di ñu tooñ ñun ñii nga xamante ni ci ñun nga nekkoon. en tout cas Dos ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax li ngay wax nii sànq ñaari correspondant Walfadjri kenn ki ancien correspondant la kenn ki correspondant ba léegi bi mu koy dëggal nee na ma aide à la presse boobu séddoo ba fekk na leen ñoom ci région yooyu ñu nekkoon. non ñëpp jotoon nañ seen wàll ñëpp a jotoon. au moins ci dëj la ñu nekk waaye avec Sidi Lamine. il a vécu avec de l'humour xam nga lii gars yi def nii yëpp. réunion gis nga réunion. réunion Sidi Lamine. dafa am ay jours yoo xamante ni man dama ko doon daw ci ay réunion. barki yàlla muy lundi ak jeudi. lundi ak jeudi. moom laay wax bu Sidi Lamine wootee réunion. man du ma ñëw. ndax day woor. parce que non seulement day woor mais dina la wax loo di nga ree ba sonn. doo dem añi. mais da ngay ree ba sonn ba yow li nga bëgg a def sax. parfois man 17h day jot damay toog ba càgg rek. ni gis ay 17h mooy 5 rek ma gàddu samay fay rek. daw barki de semaine bi daanaka defe naa ci la faatoo bu ma ko woowee téléphone ne ko monsieur Faye daf ne ma wax ne yaram yi dafa xaw a sutante la ndax da nga def benn choc sa kër mu ne ma Moustapha man kay maa ngi doog a gëm ne ku ma yóbbu arène ba ma bëree ma ne ko ah bon mu ne ma oto ba laa bëreel ba mu daan ma wallaay nekkite Sidi mu ngi noonu koo koy Sidi Lamine Niass ñu dem ci ligne bi ànd ak keneen koo xam ne moom it ku miin Walfadjri la bokk ci Walfadjri muy soxna Mati Dieng Mati maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. di jéglu baax ci yàgg bi waxtaanu Doos bi moo neex rek ñu topp ko alors duñ la teelu yàgg dañ lay bàyyi rek yow it nga def sa njaal def sa témoignage ci nga xam ne mooy Sidi Lamine Niass. waaw dama lay nuyu tonton Ndiaye la moom suma nijaay la. dëgg la ak képp koo xam ne rek yaa ngi déglu waxtu wi Walfadjri. lu mu wax nag ñun foofu la ñuy doxee. ak Sidi Lamine jërëjëf la ñu koy wax. parce que Sidi dafay fekk foo xam ne que ni dara neew fa. mu def fa dara. ñun bi ñuy door ci Walfadjri ci kanamu ñoom Ndiaye des la woon Cheikh Abdoulaye Lam ak ñu bari. nekk ñu woon dara parce que moment boobu Kouthia daf doon wax chaque jour. mais donte Kouthia moom indi ci rajo bi mais moom moo accepté. parce que bu fekkee ni Kouthia indi na ma fa moom bu accepté wul. du ne yéen sans ça que affaire bi du dem. mais dafa doon gëmloo nit ñi que ni chaque jour que ni maanaam ndaw li nga xam ni que ni dara newul ci moom war nañoo mën a def ci moom dara. fii bi man li may wax chaque jour nee naa ne du ma wax ci moom parce que li ñëpp wax rek muy dëgg. ñëpp xam nañ ne baax na ñëpp xam nañ mais li ma gën a marqué dafa gën ndaw. parce que koo xool ñi mu dimbali ñi mu jàppali tey jii li nga xam ñoo nekk di wax ñëpp ku ci nekk. à l'âge de 20 et quelque lu dégg mukk la ne am naa fanweeri at bi ma yóbbu màkk wala leneen. man bi ma yóbbu màkk 28 ans la am. ma nekk ci sama digg ndaw. nekk xale. àdduna taxaw ci sama kanam mu ne ma kaay dem jaamu ci yàlla. boo xoolee diggante Mati bi ñuy dem màkk ak bi mu ñëwaatee lu bari dafa soppeeku. lu bari ñu ma xamoon sax xam ni dama soppi. kon kooku am na lu mu def ci man. donc kon tey dama koy bàyyi ci sang bu tedd boobu nga xam ne moom la ma booleel tax mu soppi sama àdduna. sang boobu nga xam ne tey jii moom la war a gisanteel moom laa koy bàyyi ci bis bu màgg bu tedd bi. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaree àjjana. di ko ñaanal yàlla bu ko cat jiitu ca bàmmeelam. di ñaan ñooñu mu fa bàyyi yàlla na ci njaboot yàlla na ci yàlla teg loxo. mais nag Moustapha. li ngeen wax léegi dama koy dëggal. ay Sidi yu bëree bëri ñoo ne ci réew mi ndax ci ay loxo Sidi Lamine la ñu jaar. dëgg la gaynde boo fee ci wetam lu mu ñàkk nga yor fitu gaynde te tey fit bi ñu am bañ ñu koy jiiñ. Sidi Lamine moo ko def ci ñun. dëgg la parce que ñun kese nekk ñu woon dara. donc moom bu fi jógee tey dëgg la jàmbaar daanu na gaynde daanu na. waaye nag kenn du ko fàtte. ni ñuy waxee université Cheikh Anta Diop. Walfadjri ku ko tudd ci di nga ne Sidi Lamine ak ña mu formé woon. billahi foofu laa yem dañu guddal. mais dañuy ñaan rek yàlla bu ko cat jiitu ca bàmmeel yàlla na njoowaanu ca aljanal firdawsiya lépp lu mu doon def ci àdduna ci lu baax yàlla na ko fa fekk tey. te yàlla dénk njaboot gi xolu mu ci barke yaa Rasul. amiin yàlla na la yàlla bindal yiw yow tamit soxna Mati Dieng nekkoon fii ci Walfadjri mu doon indi kon am témoignage rek jëmale ko ci nga xam ne mooy Sidi Lamine Niass ñi ngi ma doon xamal la sànq ne cortège ba ma nga ca yoon wa defe naa Issa Tine wax na ma ne ma génn nañu Sandiara xam naa ne su fekkee ne mën nañoo wéy tamit di leen topp rek fu ñu toll incha allah ñu ànd ak ñoom ci waxtaan ndaxte bi may coupé sànq ak Mamadou Mokhtar la ñu nekkoon waaye am na tamit ñoo bari ñoo xam ne ay sénégalais lañ ñoo xam ne bëgg nañoo bokk ci waxtaan wi ñu dem kon seeti Seydina Omar Ba Seydina
waaw Moustapha. Seydina faw ñu masawu la bala ñuy àndaat ak yow ci waxtaan wi ndaxte mbir mi ba mu xewee ba léegi dafa mel ne lépp ci liggéey bi daanaka yow lañ ko yan ndaxte boobu ba léegi noppalu woo ndax jamono ji dafa fekk ki nga xam ne mooy Ousmane Sène yaram bi xaw a sutante yàlla na ko yàlla may tan ci nu mu gën a gaay ba mu ñëwaat jiitewaat liggéey bi jigéen ñi tamit maag ñoom a yam daanaka bu ñu waxee ñaari baat dañuy jooy yow nga bokk ci ñi nga xam ne wax dëgg yàlla yéen a ci garde ba léegi la tête sur les épaules di continuer di wéyal waxtaan wi di continuer di wéyal liggéey bi faaw rek ñu masawu la ci. non da ngaa baax Moustapha bi da ngaa baax lool.